njàkkere jaayum kër wala terrain ci mim réew jeex na fi wala location moo xam appartement wala studio ak social shopping immobilier dañu lay jaayal sa produit cën na mu gën a gaawee tubaar fakal mettre la en rapport ak sunu ay clientèle ñi nga xamante ne dañoo soxla kër wala ñu soxla terrain wala bëgg louer appartement wala studio bu ko defee ñu ñëw sa biir kër daal di lay fotol sa kër wala sa terrain wala sa appartement wala sa studio si ay photo yu leer nañ ak ay vidéo yu doy waar daal di koy posté si sunu page bii di social shopping immobilier bu ko defee yéen ngeen woote ci 77 417 77 40 wala 33 835 08 67 ak social shopping immobilier jaay kër neex na ci réew mi. Bonjour chers amis et fidèles internautes de la social shopping ñu ngi leen nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax voilà nous y sommes 23 janvier 2022 élection locale yi tey jii ñu ngi nii Cambérène plus précisément ci centre de vote bu Cambérène di leen dem ànd ak yéen man ak sama caméraman ñu seete ñi nga xam ne moom mooy différentes parties bu ko defee ku nekk joxe avem joxe sentiment ci li nga xam ne moom mooy tey journée de vote bi acci leen ñu dem. Voilà, nous sommes c'est internautes de la social shopping dimanche 23 janvier 2022 élection locale et plus précisément ñu ngi fii nii centre de vote bu Cambérène taxaw ak ki nga xam ne moom mooy monsieur Doune Pathé Mengue di l'un des candidats phares au niveau de Cambérène monsieur Doune Pathé bonjour. maa ngi lay ziar mon frère. ñu ngi lay ziar bu baax a baax donc ak nan nga dundee tey li nga xam ne moom mooy élection locale bi. bismillahi rahmaani rahim d'abord di sant yàlla julli ci yonent bi tedd bi Seydina Imam Allah Seydil awwalina wal axirin di am mbégte lool ñaanal suñu xalifa Mouhamadou Mokhtar mu yàgg fi lool te ànd ak wér dañoo am mbégte macha allah teew ci centre de vote bi pour accomplir suñu devoir citoyen. donc ba nga ñëwee ba xam li nga yaakaaroon ci côté organisation fekk nga fi. waaw macha allah globalement li ma doon xalaat ci wàllu organisation fekk naa ko fi le dispositif de sécurité est mis en place à l'intérieur du centre aussi vraiment bureau yëpp ñu ngi fonctionner normalement donc vraiment amul benn problème ba nga xam ne tey jii mën nañ ko soulever mu nekk un problème majeur. donc gis nañ ni ba nga génnee mbooloo bu taxu dar nañ sa ginnaaw macha allah ñu jël sa loxo yëkkati ci kaw est-ce que loolu signe d'espoir la. bien sûr ñu ngi am yaakaar bu baax. donc est-ce que sa xel dal na par rapport ak campagne yi nga doon def ak gépp maanaam est-ce que léegi mën nga joxe discours bu rassurant yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ginnaaw. alhamdulilah dañuy sant yàlla en fait mosuñu paniquer mosuñu am beneen xel ñaar ci yàlla dinañu jox ndam incha allah ci barke Baye Laay dañuy ñaan yàlla loolu concrétiser wu ngoon mais ci anam yu mu gën a rafete une victoire massive bi nga xam ne tey jii Cambérène bu yees boobu ñuy wax day doon occasion pour ñun ñu tàmbali ko incha allah à partir de ce 23 janvier. donc ak ban sensibilisation ngay indi fi nga xam ne moom mooy Cambérène parce que xam na ni dëkk la bu sell boo xam ni dafa yayoo ñu passé élection yi ci calme ci dal donc ak ban message de sensibilisation ngay lancé ñi nga xam ne moom mooy dëkkandooyu Cambérène. waaw mooy li ma wax sànq ci biir tàmbale nañ élection yi ci jàmm vraiment ñëpp a ngi voté centre bi c'est calme loolu la ñuy ñaan mu pérenniser wu ba ngoon. waaw ñu voté ci jàmm vote bi jeex ci jàmm ñu delluwaat ci jàmm li nga xam ne tey jii mooy l'essentiel yàlla defal na ko ñu voté ci jàmm ba pare ndam li nga xam ne ñu ngi koy yaakaar yàlla jox na ko ci anam yu mu gën a rafete incha allah. donc un mot de bienvenue pour ce futur commune donc lan ngay wax waa Cambérène. je préfère laisser au cours de la semaine on sera édifié par rapport aux résultats je suis légaliste. Donc une fois qu'on aura une idée claire des résultats on pourra éventuellement parler avec les populations cambérénoises. Donc là, je vois que vous êtes optimiste, monsieur le maire. Très optimiste. Ah, donc, alhamdulillah. Yàlla def jàmm. Donc, yàlla def jàmm, inchallah. Merci. waaw kay chers fidèles ñu wéy ak yéen si li nga xam ne moom mooy élection locale 2022 maa ngi nii taxaw ak ki nga xam ne moom mooy soxna Yamam Gueye Diop di la seule et unique candidate si nga xam ne moom mooy commune bu Cambérène ñu koy bàyyi mu nuyoo Yamam ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñooy seetaan SSTV. donc ak lan nga am comme sentiment en tant que unique et seule candidate si li nga xam ne moom mooy commune bu Cambérène. waaw c'est un sentiment de satisfaction quand même parce que Cambérène dafa soxla ay doomam taxawu ko te rawatina jigéen ñi ndax dañu gis suñu yaay yi engagement bi ñu am ci dëkk bi lépp loo xam ne dox na fi muy diine ji muy maas yi muy lépp loo xam ne lu war a defaru la ci dëkk bi rek jigéen ñi dañ siy dugal seen loxo ba mu mat sëkk kon yaakaar naa ni ndegam noonu lañ mën a gérer kër yi gérer daayira yeeg lépp
war nañoo mën a jël dëkk bi nag téye ko suñu loxo gérer ko ba mu ne kuruj ba nga xam ne borom dëkk bi di Seydina Issa Rouhou Laye na mu ko bëggee woon na mu nekkee woon nekk le plus grand architecte du monde nekk le plus grand citoyen du monde dëkkam bi ñu defal ko noonu ba ku fi romb waxuma ñi fi dëkk waaye ku fi romb sax sa xol sedd. dëgg la donc ak Cambérène comme ni ko ñëpp xamee donc ressource financière am dafa nekk na loo xam ni dafa sooxe maanaam demee fa noonu donc ak lan ngay am comme pour dalal xel ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk Cambérène ak ñi nga xam ne pare nañ tey pour voter leen li nga xam ne mooy projet yi nga teg pour sukkali li nga xam ne moom mooy Cambérène yóbbu ko place bi nga xam ne moom la mérité. sant yàlla parce que nag yàlla may nañu ñu teel a jug balaa ñuy soxla dëkk bi ñu teel a engagé wu avant que ñuy soxla dëkk bi man damay wax ni sama engagement citoyen moo jiitu fuuf sama engagement politique alhamdulilah boole nañ ñaar yi am nañ engagement citoyen depuis le bas âge mais am nañ engagement citoyen aussi et loolu permettre nañu ñu am relation yi am connaissance yi mais suñu njàng tamit may nañu ñu mën a occuper dara ci kaw pour mun ko wàcce ci commune bi muy relation yoo xam ne waruñu ko na ñëpp ko war a utiliser Cambérène yëpp ñoo war a conscient ci loolu noonu xam ne suñu doom ji kat bis buñ ko dénkee ak li mu boole bagage intellectuel yi en plus de cela engagement politique am ak engagement citoyen am bëgg-bëgg bi mu am ci dëkk bi pour mu jëm kanam kii buñ ko dénkee yaakaar nañ incha allah rabi ci yéene bi ñu am dinañ jëm Cambérène dina jëm kanam. donc du ñàkk ma laaj la après bouche à oreille yi ngeen def après li nga xam ne moom mooy campagne yi ngeen def yëpp est-ce que tey jii mën nañ wax ni soxna Mame Ngane Gueye Diop xelam tey jii dal na pour nekk li nga xam ne moom mooy maire. waaw sant yàlla parce que ñun def nañ li ñu waroon def on avait 2 semaines de campagne nañ dugg nañ kër par kër te 2 semaines yooyu avant muy jot 4 mois avant ñu ngi nekkoon di dugg ci kër yi dama wax ni man porte à porte la privilégié woon nekkul ay meeting wala ay rassemblement bu ma ko defee ñaari yoon laa ko def mu jeex ouverture bi ak bi may def sama caravane mais sinon lépp dama ko consacré ci dugg kër par kër dem fekki nit ñi seen biir kër yi kon loolu dañuy sant yàlla ba ñu defee la ñu waroon def loolu moo nekkoon suñu devoir moo nekkoon suñu obligation maintenant le reste nag ñu bàyyi ko ak population yi mais aussi bàyyi koog borom dëkk bi nga xam ne moom dëkkam di ko jox ku ko neex waaye bàyyi koog yàlla ak suñu borom mi nga xam ne mooy jël ndam li teg ko ci loxo ku ko neex yàlla na jël ndam loolu ci barke Seydina Issa teg ko ci suñu loxo ba ñu mën a gérer dëkk bi niñ ko bëggee di wax ni rek maa ngi woo dëkk bi yëpp ñu jënd nag ñëw choisir seen maire waaye itam di remercier candidat yëpp parce que ñun campagne nañ ba mu jeex Cambérène kenn déggu fi dara ndax loolu lañ ñu yare ndax ñun candidat yëpp ay doomu Cambérène lañ ñun candidat yëpp ay mbokk lañ ku nekk sa mbokk am na fenn foo xam ne ma nga fa loolu ñu siy sant yàlla mais du loo xam ne nag daf ñu bett ci Cambérène parce que loolu lañ ñu yaree. donc comme benn message dernier mot de sensibilisation comme que dañoo xam Cambérène dëkku islam la dëkk boo xam ne amul coow kenn xamewu leen ko donc ban message de paix ngay lancé ñi nga xam waaw li may lancé comme message mooy que ni quel que soit résultat bi na candidat bu nekk wax ak ñi mu àndal ndax nag ñi nga àndal ñëpp mënoo leen maîtriser waaye nañu jéem a rek waxtaan ak ñëpp ñi nga xam ne ñoom lañ àndal ku nekk yàlla na moo yor ndam moo koy maye yàlla nañu ko may waaye yeneen candidat yi nañu waxtaan ak seeni nit ñun ñu waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom lañ àndal ba nga xam ne dëkk bi jàmm jiñ fi xam moo fiy continuer après élection yi incha allah ku nekk xëy ma dugg si biir maire bi ñeneen ñu xëy dem liggéey rek si jàmm ak salaam. incha allah jërëjëf soxna Mame. merci beaucoup. ok mbokk yi maa ngi nii taxaw ak ki nga xam ne moom mooy monsieur Boubacar Diallo di candidat wu Yewwi Askan Wi di ko bàyyi mu nuyoo. salaamaaleykum mbokku auditeur et téléspectateur de SSTV. SSTV. ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax. donc man la Boubacar Diallo maay candidat Yewwi Askan Wi dans la commune de Cambérène. donc ak li ñëpp doon xaar la moom mooy élection locale 2022. donc ak ban de sentiment nga am tey si bis aujourd'hui. waaw bon dañuy sant yàlla parce que campagne bi commencé nañ ko si bisimilahi rahmaani rahim terminé nañ ko si alhamdulilahi rabbil alamin ñun au niveau de Yewwi Askan Wi amuñu benn problème. dem nañ seeti nañ ñëpp kër yëpp dugg nañ fa te fu ñu dugg tamit gars yi dañuy tàllal seen loxo nañ ñu yéen lañ doon xaar. kon ñu ngi sant yàlla bu baax léegi nag ñu ngi si journée vote bi mooy journée cruciale bi. bon au début gisoon nañ ay manquement parce que bureau yu bëri fii au niveau centre Seydina Issa Laye 9h lañ commencé mais heureusement wax nañ suñu mandataire wax na ko président pour ñu bind ko ci PV bi. mais à part ça amul benn problème fii au niveau de centre Seydina Issa Laye mais beneen centre bi mooy Cambérène 3 gars yi nga koy wax parce que amoon na fay nit yoo xam dañ fa taxawoon di def trafic d'influence mais heureusement après ñëw nañ leen gars yi jël leen ci mais pour l'instant alhamdulilah quoi. donc ak lan ngay wax ñi nga xam ne ñoo dëkk Cambérène di dëkk bu sell dëkku Seydina Issa dëkku jàmm donc ban message ngay lancé pour ñi nga xam ñoo fi dëkk pour la suite des élections. waaw lu ma leen wax rek ñoo xam ne génn gu ñu voté nañ ñëw nañ voté
xam ne seen avenir mooy joué fii parce que par 5 ans la suñuy tànn koo xam ne moo war a jiite sa commune da nga war a participer nga def si nga bokk si choix yi mais tëdd sa kër ne bokkoo si après su amee dara la dal yoo xam ne yow yaa ko def donc message bi mooy na ñëw ñëpp nañ génn ñëw voté si def seen choix suñu paree nag ñu voté pare na nga ñibbi dem toog sa kër toog xaar résultat yi. donc après bouche à oreille yi ngeen jot a effectué après campagne yi ngeen jot a effectué est-ce que Boubacar Diallo en tant que leader yu Yewwi Askan Wi xel dal na daal pour. waaw macha allah li ñu gis daal xel dal na. xel dal na souvent kon ni ñu ko doon waxee gars dañ naan 2-0 la. am nañ yaakaar ni dañuy gagné commune bi gagné ville bi commune bi avec man mi ville de Dakar avec Barthélémy Diaz. incha allah moo lañ ñaan yàlla suñu borom xam naa fii ak 20 heures rek ñu commencé ñu ngi leen di invité bi ngeen ñëw si fête bi dégg ngeen ah. incha allah jërëjëf incha allah merci beaucoup jërëjëf. ok mbokk internet de média social shopping ñu ngi leen nuyu di leen jaajëfal encore une fois tey jii comme ni ngeen ko gisee ñu ngi def porte à porte si li nga xam ne moom mooy siège yi nekk au niveau de Cambérène tey jii nii actuellement ñu ngi ci nga xam ne moom mooy si siège yu Libaas Diop Kane taxaw ak ki nga xam ne moom mooy sëñ bi ñu bàyyi la nga nuyoo. asalaamaaleykum. tur bi nan la pour ñu lay man Libaas Diagne. dëkk Cambérène. je suis inspecteur de l'éducation. waaw ci gàttal loolu mooy présentation bi. donc ak li ñëpp doon xaar mooy élection yi ñëw na si jàmm campagne yi jàll na si jàmm macha allah donc tey la li ñu doon xaar agsi na moom mooy élection locale bi donc lan ngay wax si loolu. élection locale yi xanaa di sant suñu borom. di julli ci sangu-sanga yi. te xam ni yàlla moo ñu may ñu fekke donc wax dëgg yàlla ñu ngi ci sant. c'est l'occasion également di gërëm suñu xalif général Mouhamadou Makhtar di gërëm ahlu bayti bi yëpp wax dëgg yàlla Cambérène amul benn violence def nañ ko ci ngor ak jom ak teranga macha allah. macha allah donc ak ban témoignage nga ñu mën defal pour ñii di la seetaan si nga xam ne moom mooy Libaas Diop Kane seen leader. waaw suñu leader nag yàlla moo ñu boole depuis 2014 daf ma yàgg wax grand kaay ñu liggéey bon puisque j'étais dans d'autres partis donc mënu woon ànd ak moom. ren j'étais candidat comme lui yéex a jot caution man ne ko y a pas de souci on peut travailler ensemble parce que on peut aider sa commune sans pour autant être forcément maire. donc ñëpp mënu ñëw jiitu donc j'ai fait violence sur moi ànd ak moom fas yéene liggéey parce que gis naa ay réalisations yu mu def te nekkagul maire. donc li ma gën a frappé ci moom loolu la. donc man nan ni kon am ngeen yaakaar bu dal si li nga xam ne moom mooy Libaas Diop Kane pour mu nekk maire Cambérène d'après porte à porte yi ngeen def ak meeting bi jot a jàll. voilà loolu si yaakaar bu baax a baax. ndaxte en fait wax ci sa parti wax ci sa coalition dafay jafe mais li ñu olof naan làmb daj ñun yaakaar naa ni parfois je me dis que man nit ñi fu ñu jóge mais nag yàlla dafa def 2 mois avant les élections dañoo dugg Cambérène wane réalisation Libaas Diop Kane muy ambulance yu mu fi indi toog ak Macky Sall en 2017 mu ni ko loo bëgg mu ni ko Cambérène rek moo ma ñor soo jàppalee Cambérène ma jàppale la soo jàppale Cambérène du ma la jàppale donc wax dëgg yàlla li gën a yokk tax ñu ànd ak moom loolu ci la bokk réalisation yi bokk na ci Cambérène ñàkk ambulance mu dem indi ambulance mbënd mi moom rek ngay gis bu problème amee moom rek ngay gis bi tuyau bi duggee fi également moom moo woo média yi wax publiquement ñu ci bëri ñemuñ def loolu parce que seen privilège la ñu garder sauvegarder seen poste moom nag mouvement am la bu ñu wax Cambérène sama diwaan Cambérène rek moo ko ñor man mi di wax ak yow également Cambérène rek moo ma ñor en tant que instituteur jàngale naa fi 4 ans tous mes anciens élèves le savent ñu ci bëri actuellement ñi ngi voté parmi même les candidats am na ñoo xam ne bi ñuy def bac épaulé naa leen mais yàlla mooy ma ci kontaan trop nag parce que loolu également dafa bokk ci bokk sa dëkk li yokk tax ma ñëw ñaan affectation mooy Cambérène mooy li ma yàlla xamal lépp sama Cambérène laa jàngee fii laa amee entrée en 6e c'est vrai que Thiès laa amee bac mais dama doon ñaan yàlla retour fi nekk fi instituteur pour sama xam-xam vraiment ma partager ko ak commune bi donc ba mbokk mi nekk ci seen chaîne bi il fut mon ancien élève donc vraiment pour man loolu mbégte la ci man. donc muy question boo xam ne mënta donc ñëpp xam na ne Cambérène ressource financière am dafa ma noonu dafa xaw a sooxe. donc si ban plan nga yaakaar ne Libaas Diop Kane tey bu nekkoon maire Cambérène dina mën a sukkali li nga xam ne moom mooy Cambérène. xam nga la ressource la plus importante c'est moins l'argent. mais c'est la ressource humaine. te wax dëgg yàlla boo xoolee suñu liste lépp ngi ci. ay ingénieurs a ngi man mi wax ci inspecteur d'éducation ñeneen ñi ngi ci yeneen domaine mooy li ma la wax rek je pense que bu ñu xoolee Cambérène ni mu bindoo muy marché Gueule Tapée muy marché Mame Mbaye Niang muy marché Seydina Limamou Laye yooyu yëpp après ay négociation lay doon dañuy dem waxtaan ak ñoom da ci am pourcentage parce que mënoo wax croisement Cambérène rond-point Case bi Cambérène est-ce que xam nga Cambérène demoon na ba Dalifort
ba Yarax ci Cambérène la bokkoon ba Cité Maris ba stade Amadou Barry yëpp ay toolu waa Cambérène lañu donc li nga xam ni mooy marché yi après moom comme ni mu ko waxee bu jotee ci maire bi day dem dox ak ñoom ñu négocier ko ñu am ci pourcentage comme ñëpp parce que loolu moo jaadu mun ñu nekk une commune boo xam ne bi ñoo fi jiitu maye parcelle 1 ba 26 366 hectares te lépp dina passer au bout du nez donc loolu ci programme la bokk na ci également santé yéegal le plateau médical éducation moom kenn du ko gam-gamlee chaque année day jënd ay fourniture ut ay partenaires di dimbali élèves yi di balee écoles yi di leen ñaax pour xale jàng donc wax dëgg yàlla ñu ngi ci am yaakaar bu baax waaw macha allah donc ñu ngi lay jaajëfal. merci beaucoup si réponse yi. merci beaucoup jërëjëf ñàkk. waaw ba tey mbokk yi ñu ngi si centre de vote bu Cambérène tey ji maa ngi taxaw ak ki nga xam ne moom mooy Libaas Laye Thiaw di doom si Seyna Laye di taaw si xalif général des Layènes bi fi jógee fan yii rek bi ñuy jooytoon noppeekuñu donc sang bi ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi delloo ziar lay waxtaan di sant yàlla bu baax aussi di sant bu baax ci vraiment déroulement wu scrutin yi ni muy demee donc li ñu gën a intéressé rek en tout cas man personnellement en tant que citoyen sama devoir laa ñëwoon def si donc alhamdulilah sant ba ñu fekkee ne vraiment fi ñu ko def si wee dañu ñëw fekk li fi nekkoon démb moo fi nekkaat tey c'est-à-dire mbokk yi fi daan daje ci yeneen événement ci yeneen circonstances ci yeneen domaine tey mbokk yooyu ñoo fi dajewaat ba tey jii nii mënoo xam exactement kan moo fi ñëw pour kan wala kan moo fi nekk pour kan et c'est très important situation bi ni mu demee nii amul coow amul xëccoo amul xiiroo amul ŋaayoo vraiment ay responsable ngay gis bon ku ci nekk ñëw def li la war et puis jàll dem sa yoon. waaw comme ni ko ñëpp xamee sang bi Cambérène dafa nekk dëkk boo xam ne dafa xaw a sooxe si wàllum développement. donc est-ce que am nga yaakaar si ñi nga xam ne ñoom ñooy candidat yi fësal tey seen ambition pour yor mairie Cambérène est-ce que am nga si yaakaar ni kenn si ñoom tey jii mën na mën jël relever li nga xam ne moom mooy defi yëkkati Cambérène si fu mu àgg yóbbu ko si fu mu war a àgg. très sincèrement am nañ ci yaakaar. am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax a baax a baax parce que li fi nekkoon ñun ñëpp xam nañ ko. donc li fi nekkoon ñu ñëpp xam nañ ko li jege si nii tamit vraiment luy xeeñ neex la en quelque sorte parce que génération bi fi nekk ñoom ñëpp ñu conscient lañu bon ñoom ñëpp développement moo leen soxal te ñi si ëpp si ñoom man dama leen xam personnellement ñoom ci candidat yi ku ci nekk si ñoom personnellement xam naa la te ku ci nekk si ñoom boo toogee ak ñoom li may waxante ak yow da nga naan kii est-ce que du ma bàyyi lépp jël ko teg mbir yëpp ci loxoom tellement que dafay nekk dafa am ay idées yu pertinent am ay xalaat yu am solo yoo xam ne vraiment bu amee tuuti jàppale rek vraiment dinañu mën a dépasser fii ñu tollu tey. waaw xam naa ne te am nañ ci yaakaar bu baax quoi. c'est un peu personnel mais ñàkk ma laaj la. kan nga yaakaar tey jii bu nga tegee si boppu Cambérène dina ko doxal dina nga teg si. mooy ki ñu fi waaj a teg nii rek. waaw incha allah ki ñu fi waaj a teg nii ci kàttanu yàlla bu ñu ko fi teg nii doxal question piège la woon mais bon grave. waaw ñu ngi lay noonu yàlla defar lépp. amiin yàlla yàlla dolli jàmm dolli sutura. jërëjëf barki borom jàmm laay. jërëjëf sànq bi. ok c'est internet tey jii dugg nañ si biir enceinte bi ànd ak sama caméraman ñu fekk si biir ki nga xam ni moom mooy tonton Ndione Laye Mbaye di ko bàyyi bu nuyoo Ndione Laye kan. asalaamaaleykum maa ngi nuyu bu baax seen chaîne bi man maay Mandione Kane di acteur de développement dëkk Cambérène waaw. donc papa comme ni nga ko gisee tey la élection locale yi 2022. tey jii mu nekk loo xam ni moom la ñëpp doon xaar. et que Cambérène dafa yaakaar naa pour la première fois. ñu am bi adversité ak bi opposition bu am doole nii. ban moo ngay am si looy sant si loolu noonu. non di sant yàlla rek di julli si Seydina Limamou di wax ni Cambérène dafa mas a nekk benn fief bi nga xam ni dañu yàgg voté man mi personnellement rek bu ma dee voté depuis 78 maa ngi voté. macha allah. yàgg na Cambérène yàgg na voté donc may rafet la bu baax li nga xam ni nit ñi moom nañu ñëwee parce que les populations sont venues en masse pour vote bi te yàlla dimbali na aussi que ni élection yi dafa am particularité bépp mooy li nga xam ni moo fi nekk ci candidat donc on a eu cinq candidats yi nga xam ni c'est des candidats de taille yoo xam moo fi nekk muy la coalition Benno Bokk Yaakaar muy Sénégal 2035 di ëllëg Sénégal ak PADS ak Yewwi Askan Wi ñooñu ñoo fi candidat au niveau local ñooñu ñoo fi nekk waaw. donc du ñàkk en tant que acteur de développement. du ñàkk ma laaj la si li nga xam ne moom mooy liste unique bi nga xam ne. moom la SAGEC ak ressources humaines Cambérène indiwaat parce que yaakaar naa ni mi ngi fi soog am suma juumul. xam nga man peut-être mosuma ci bëgg a wax mais cette liste unique là ay nit noo dajaloo def ko. ok du sëriñ si ñoo ko def
te du comité des sages aussi noo ko validé y a des gens yoo xam ne qui se disent bokk ci comité des sages noo wéet ànd ak ñooñu accaparer doxal liste bi mais man j'étais toujours contre cette liste. mais parce que man d'accord liste bi nga xam ni ay nit noo ci nekk ñii ñu ngi ci biir faral Jean Paul Diaz ñii ñu ngi ci biir faral Kaneen ñii ñu ngi ci biir faral ku mel ni Abdoulaye Diouf Sarr donc ñun dañu waroon bàyyi liste bi ku nekk ànd ak sa ñi nga xam ne ñoom ngay liggéeyal. donc consensus bi ñuy wax amul. consensus bi nag masul am dañuy wax rek bu doon consensus bi daa xam ne amul parce que boo xoolee liste yi nga xam ne moo fi am y a ñetti liste yi nga xam ne ils sont avec le pouvoir muy ñi ànd ak Benno Bokk Yaakaar ak ñi nga xam ne ñoo àndal Mame Mbaye Niang ëllëg Sénégal 2035 ak ñi nga xam ne ñooy ëllëg kii ñoo ñëpp c'est ils sont avec le pouvoir ak ñaar ñi nga xam ne ils sont contre le pouvoir waaw. tey jii nii pour benn Cambérène bu renouveau. waaw kan nga yaakaar ne tey jii bu nga tegee si bopp bi dina fi indi changement. bon loolu man li ma ciy wax mooy yàlla moo nu mën a dimbali parce que man ku ma dégg yàgg naa wax ni élection locale du ma ko xaritoo du ma ko magoo mais quand je prends quelqu'un comme Libaas Diop Kane bi nga xam ni Cambérène sama diwaan lépp li nga xam ni moom la gars yi def seen i programme naan dañ koy doxal moom la daan doxal pendant plus de 4 ans 5 ans moo doon nettoyer école yi bu école day tijji mooy fourniture yi mooy kit scolaire yi mooy bale école yi mooy lépp li nga xam daal ay couverture maladie universelle moo ko doon jox groupement de famille moo doon finance famille moo joxe bourse donc lépp li ñuy def doon na ko def te boo gisee actuellement Cambérène ni mu demee nga xam ni Cambérène jox nañ ko vraiment seen bopp. donc jox nañ ko làmmiñ te vraiment am nañu yaakaar bu dee ci moom mu ànd ak ki nga xam ne aussi mooy Mame Mbaye Niang mais xam ne il a beaucoup de respect pour Cambérène et beaucoup de respect par Libaas rare nga koy dégg mu toog ci plateau de télévision te du tudd Libaas c'est Cambérène te boo gisee question yi ñu ko doon laaj chaque fois dañ doon wax naa leen bu ngeen gisee man ñama ànduma ay politiciens mais dama ànd ak ay nit ñi nga xam ne dañuy liggéey seen gox guddi ak bëccëg ñoo ànd ak man te Mame Mbaye dafa naa leen man yaakaar naa ni développement Cambérène ci Libaas Diop Kane lay ànd parce que Libaas Diop Kane masuma xam soxlaam mais soxla bu mu indi rek soxla dëkk bi lay doon mu jaral ko lu nekk te vraiment gis nañu fi mu nu teg man daal yaakaar naa ne yàlla nag mooy dogal mais dañuy ñaan yàlla Libaas Diop Kane yàlla jox ko lii nga xam ne moom lay sàkku muy maire bi te am na li nga xam ne aussi mi ngi koy wax nee na lii may def bu ma gagné ak bu ma gagné wul dama koy continuer parce que man loolu lu may reprocher les acteurs yi nga xam ne fi nekk ils ont mobilisé toute la population mais xam naa si ñi nga xam ne tey jii bu leen gagné dootoo leen dégg ci Cambérène parce que Cambérène mosu leen ñor kenn xamu leen donc loolu moo fi nekk te dañuy ñaan yàlla vraiment nit ñi doxal ko si jàmm te xam ne ko fi yàlla teg rek ëllëg mooy nekk maire Cambérène du nekk maire kenn ku du maire Cambérène donc loolu vraiment loolu laa amoon lu ma ci wax vraiment di leen remercier di leen sant di leen ñaanal yàlla defal Cambérène jàmm te lu ci mënti am rek na Cambérène am victoire loolu moo amul lu may sax. jërëjëf merci. monsieur Xaban bonjour ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax. ñoo ngi leen di ziar di rafetlu seen taxawaay si bisu tey bi daal. waaw ñu fekk si la fii si centre de vote bu Cambérène fas yéene teewal li nga xam ne moom mooy local 2022. ana ban sentiment ngay wax si journée bi tey. sentiment de fierté et de citoyenneté. parce que ku nekk sa gox nga am. ñëw nañu pour def suñu devoir citoyen ba pare xoolaale déroulement yi daal war a fal maire bu bees di ñaan yàlla na yàlla def mu doon si ku mu gën yàlla def ko mu doon njëriñu dëkk bi doon njëriñu askan wi doon njëriñu Sénégal daal. donc balaa ñuy ñëw si cadre actuel bi. dama si mën na ne ba xam mën na ne ñu ñëwaat si li nga xam ne moom moo fi jotoon a jàll bu njëkk Cambérène ak mairie Cambérène yi nga xaw a tracé li nga xam ne moom mooy historique gu mairie Cambérène si possible. waaw xam nga Cambérène moo ngi njëkk am maire bi ñu njëkkee def décentralisation si Abdou Diouf. bu ku nekkoon ku tuddoon Libaas Seck yàlla na ko yàlla yërëm te yeexe ñu yàlla xare ko àjjana Firdawsi moo njëkk nekk maire. Vraiment mu nekk maire boo xam ni c'était un maire socialiste mais il a beaucoup fait pour le village vraiment def na fi indi na fi lu bëri loo xam ne tey Cambérène ginnaaw yàlla si moom la commencé bu mu fi jógee après Alioune Gomis moo ko remplacé Alioune Gomis c'était un maire libéral moom tam mu ñëw continuité parce que état continuité la commencé Libaas Seck commencé woon na fi dara moom mu continué ko ba Alioune Gomis jógee fi Amadou Samba nekk fi à 2 reprises moom itam xëy na moo ngi doon jéem
di def am na lu mu def mais am na lu des loo xam ne tey dañuy ñaan yàlla maire bi war a ñëw yàlla na ko continuer daal parce que Cambérène dafa war a développer comme yeneen localités yi lu bëri des na maanaam soo xoolee tali beeg yooyu yëpp da ngay gis occupation de la voie publique donc maire bi ñëw vraiment am na liggéey bu rëy xam nga nag ñun moom jàmm moom day jéem rek yàlla nag mooy maye kii yàlla na rafal daal yàlla na doon ki gën si dëkk bi yàlla na doon njëriñu dëkk bi. amiin donc mu nekk loo xam ne tey jii nii Cambérène ressource financière am demee fa noonu ñëpp xam nañ ko. donc kan nga yaakaar ne tey jii nii à travers ses connaissances wala à travers ñi mu àndal tey jii nii di nga am nga yaakaar ne bu ñëwee dina mën a soqali li nga xam ne moom mooy finance su Cambérène. waaw xam nga actuellement ni peut-être du ma wax mais ki fi nar a ñëw laay wax chaque jour. ki fi nar a ñëw su ñëwee mais ñàkkul am nga leader quand même koo xam ne. waaw mais man sama rôle si biir centre bi nii mënuma wax man fan laa bokk daal parce que liggéey bi may liggéey la nii. si biir centre bi mais am naa leader. mais man dama ne kii mënti ñëw ku nekk parce que xëy na sama leader mën na falu que mën na bañ falu mais kii mënti ñëw ku nekk dafa war a doon koo xam ne changement total la war a def pour Cambérène maanaam fu Cambérène nekkoon nii mu yóbbu ko fu kawe si tout le plan si côté assainissement côté voirie côté désensablement côté sport côté culturel ak ba nga xam ne vraiment dañuy dégg Cambérène comme ni ñuy déggee yeneen maires yi daal donc loolu la donc du yomb daal moom na xam ne liggéey moo koy xaar du question ñëw falu rek pour nekk monsieur le maire ou bien madame le maire dafa war a ñëw pour liggéey développement quartier bi loolu la ñuy xaar si moom waaw. donc ban moo ngay wax de sensibilisation fi nga xam ne mooy Cambérène ñëpp xam na ni dëkku seen Mame Seydi la dëkku jàmm la. donc pour la poursuite de cet événement. waaw ban message ngay jox. li may message mooy que ne message yu jàmm ak salaam parce que loo gis ak jàmm moo ko gën. jàmm te depuis vraiment suba bi ñu fi nekkee ba tey rafetlu nañu da ngay gis koo xam ni leader ak keneen ki bokkuñu leader mais dañuy ñëw saafante jàppante te loolu. mooy jàmm organisation bi on a rien à décrier vraiment tout se passe très bien quoi. waaw kii fi nekk nag ñoo ngi koy ki fi nar a falu ñoo ngi koy ñaanal yàlla na doon njiglaayam nga wërsëgam te mu doon intérêt dëkk bi dépp daal yéen itam ñoo ngi leen di féliciter di leen encourager SS TV vraiment parce que gis nañu seen taxawaay ci affaire yi donc loolu la rek tous nos encouragements et nos félicitations quoi. merci monsieur Khama bonne continuation. waaw tey ñi ngi ànd ak ki Yaam soxna Yaam Gueye Diop taxaw ak ki nga xam ne moom mooy Bass Mouma moom vraiment ku am jàmbaarte la parce que gis nañ ni ba élection yi commencé ba léegi vraiment mi ngi si ginnaaw soxna Mame Ngane bu Gueye mu baax mi donc Bass ñu ngi lay nuyu. waaw boo seetloo lu maanaam li muy bëgg a wax mooy maanaam Cambérène gi yëpp génn nañ vraiment ànd ak ki nga xam ne moom mooy Mame Gueye Diop donc loolu la wax te nee na boobu ba léegi ba mu commencé ànd nag ak gaay mi ni nga xam ne tey jii nii ñoom ñëpp ànd nañ jàppale ki nga xam ne moom mooy Mame Gueye Diop. waaye nee na moom jël na kartam te dina fas yéene voté incha allah ki nga xam ne moom mooy soxna Mame Gueye Diop. wanal baaraam bi wanal baaraam waaw mi ngi moom voté na ba pare te Mame Gueye Diop la ko jàppale incha allah nee na ñëpp a jël njàkkere jaayum kër wala terrain ci mim réew jeex na fi wala location moo xam appartement wala studio ak social shopping immobilier dañu lay jaayal sa produit cën na mu gën a gaawee tubaar fakal mettre la en rapport ak sunu ay clientèle ñi nga xamante ne dañoo soxla kër wala ñu soxla terrain wala bëgg louer appartement wala studio bu ko defee ñu ñëw sa biir kër daal di lay fotol sa kër wala sa terrain wala sa appartement wala sa studio si ay photo yu leer nañ ak ay vidéo yu doy waar daal di koy posté si sunu page bii di social shopping immobilier bu ko defee yéen ngeen woote ci 77 417 77 40 wala 33 835 08 67 ak social shopping immobilier jaay kër neex na ci réew mi.